Hadj Mansour. la tribune la ñuy ñëw ak fu nekk kàddoo nga fay jógee fu nekk pexe nga fay jógee ngir dooleel kii di Boubacar Seye mi nekk ci kaso bi Alioune Tine Abdoul Mbaye Seydi Gassama waa Y'en a marre ñoom ñëpp kenn ku nekk yaa ngi yëkkati sa ay kàddu toll na ci daanaka yeesul fukki organisation ak ñett yoo xam ni lenn dong la ñu bëgg mooy ñu génne ko ci kaso bi ci ni mu gën a gaawee. ngeen jéggal ma yéenekaay bi itam di la tribune wax na ci Diary Sow ak itam diggante yaakaar ju tas ak lajjite ci fi mu toll xëy na moom la ñu jox ni mën na ko pousser ci li mu nekk waaye fës na maanaam bind na ab lettre pour xamle moom fan la nekk. Vox Populi moom itam ci affaire yu Diary Sow la def ab unam moom itam ci li nga xamante ni bii moom mooy feeñ gi mu feeñ ci benn lettre bu mu bind kii di pareem Serigne Mbaye Thiam la mu xam la nag mooy. rëccuwul benn yoon ay jëf-jëfam maanaam du lu tax mu désolé maanaam méttiwu ko ci à ce point comme fi ko nit ñi yóbbu wala mu def ci moom yenn yi ministre bi wax lu jëm ci wàllu justice Walf Quotidien nee na mu ngay freiné ay procureur am ci li nga xam moo tënku ci mandat de dépôt yi dëkk bi nag Yacine yaa ma gën a xam mandat de dépôt yi moom yomb na loolu tubaarkàlla loolu de mandat di ko jóg ñu ne la mandat dépôt waaw mandat xam naa ni daal moom signature bu fekkee yàlla defee ci sa loxo barke ba boo signé nit ñu làq ko jant bi wala sa loxo yi tegee moom a ngay tey tuuti bon da ngay natt ci sa bopp rek tubaarkàlla bu muy ma sol ku ne xam ne jotul Balla Gaye alors ñu wax ci paiement wu mu ne lan nooy raaj foofu la il faut nga ñëw si nga ne lan bu muy ma sol nii jotul Balla Gaye jotul Balla Gaye jotul Modou Lo gars yi ñii signé ñu dugal gars yi wala nañuy teg seen place yenn saa yi foofu de. fu fas dul dem xel dafay doxantu. waaw bu fekkee xam nga ni nit ki moom mënut a daw mënu laa rëcc. waaw dès que négocier ba mu kii baax na ci de. waaye lu am solo kese daal gars yi def naa duñ ko natt daal. nañ ci bàyyi xel. moo tax àttekat yi war nañ ko boole ci seen stage. stage boo ko nekkee ñu ñam benn semaine. dugal leen fi un mois bu leen seen kasu bopp la sax. kaso di neex ci kenn ENA war na ko bokk ci ginnaaw foofu tabax ko ci ginnaaw foofu noonu. alors ñuy wax ci njiitu réew mi ak itam fay gi ñu war a fay jàngalekat yi. en tout cas la ko gënal moom njiitu réew bu Sénégal ñu fay leen donc ñi nga xam ñoom ñooy gasaxal yéeneem joojee war nañoo xool nag ñan lañu ba nga xamante ni bii toujours ñu ngi fayeeku waa SAEMS waa CUSEMS ku nekk ki kàddoom ngir ñu fay leen seeni ay indemnité ci BAC ak BFM bi. ñu wax itam ci li nga xam ni moo di siège bu Dakar Dem Dikk directeur général déjà moom mu ngi ci ay pexe pour def li nga xam ni moom mooy. siège bu bees bu Dakar Dem Dikk ñu wax ci réew mi quotidien moom itam njiitu réew bu Sénégal mu ngi ci li nga xamante ni bii mooy li mu annoncé ci interministériel mooy mooy premier ministre boo xamante ni daanaka dafa dee ba noppi xanaa moom mooy nekk premier ministre am PM est mort vive le PM le PM est mort vive le PM. premier ministre qu'est-ce que ça veut dire. mooy maanaam dañoo génne woon dañoo dindi poste premier ministre waaye fas nañ fi teg li ñu naan délégué interministériel yoo xam ne ni daanaka dañuy yore ay délégué la ñuy doon dañuy yore cëru premier ministre ci fànn bi nga xam ne ci lañ nekk. ay délégué rek loolu xam naa ay délégué rek Siré dina ko commenté ci commentaire loolu waaw loolu moom damaa xamul lan lay saf waaw xam naa dinañ ci wax tuuti Diary Sow ñëw ci l'observateur bi dellu si waat ci Diary Sow ak itam ci yoon bi nga xam ne ci la nekk ngir daal di feeñalaat boppam nan la def ba nga xamante ni bii xëy na dugg na ci bile situation en tout cas leeral na ko ki nga xam ni moo di Serigne Mbaye Thiam ci jokkoo bi nga xam ni jokkoo na ko ak moom firndeel ko noppi gi nga xam ne noppi woon na ci benn mail nag la ko Serigne Mbaye Thiam bind xëy na loola yëngal ko am na jeexeetal ba mu def ci moom seq naag ma waxtaan bu yaatu ci wàllu téléphone waxtaan na itam ak yaayam ci wàllu téléphone ba tax na sax cellule de crise bi nekk fële ca France tey daañu réunir waxtaan xool fi ñuy yem ci liggéey ba ak itam dañuy continuer wala déet en tout cas police bu France bi yoon enquête bi moom déjà moom dakkal na ay yëngatoom moom dootul arrêté na enquête am bu ñu sukkandikoo ci l'observateur alors Libération wax na ci Interpol mi nga xamante ni bii xëy na fésal na li nga xam ne mooy notice ndaw maanaam tënku ci disparition bu Diary Sow bi def na explication yu yaatu yoo xam ni ñi nga xam dañu dem ndax seen sagoy bopp ak ñi demul ak seen ay sagoy bopp ñu ni police jébbale na benn rapport ci lu tënku ci wàllu boobee Diary Sow itam wax na ak ki nga xam ne mooy moom la ñu ko bàyyile woon di Serigne Mbaye Thiam ci lu tënku ci ak laqatoom exclusif moom dellu soit ci affaire 94 milliards Ousmane Sonko yéenekaay bi la mu wax moo di
daanaka Ousmane Sonko daal dañu ko camoufler ah. waaw dañu camoufler li nga xam mooy dossier boobee mais ginnaaw bi nag li ci des mooy parlement yi ñoom jamono ji ak justice bi nga xamante ni bii xëy na ak seen diggante ak Mamour Diallo donc muy 94 milliards yi ba léegi moom la yéenekaay bi exclusif ñëw bindaat les Échos moom la mu bind mooy Sénégal ndax mooy wàccuwaayu li nga xam ne mooy am bu léwul en tout cas ñi nga xam ñoom ñooy topp am bu léwul wala financement boo xam ne jaaduwul te nekk ca Italie gisoon nag ni blanchiment yooyu li tax mu bari lool mun na nekk financement ci wàllu terrorisme wala am boo xam ne leerul yéenekaay bi itam wax na ci feeñu kii di Diary Sow mi nga xam ni seet nañu ko fu nekk waaye mujj naa feeñ Pape Demba bi tey nee na Senelec ok lépp a ngi dox waaw nee na daal fi nekk ok lépp ngi dox waaye waa ña nekk ca Sénégal boobu def seen syndicat ñoom li ma jaaxal askan wi néewuñu gongo ñu fay liggéey néewuñu gongo moom rek moo ni gongo day na waa bu doon ab jànq daal moom nee na qui se porte à merveille. est-ce que duñ ko commenté nag kay dañ koy commenté mbay bi day est-ce que duñ ci dellu si nag s'il s'agit de taxaw ci wàllug Senelec boobu xam nga ñu ngi naan fan yi ñu ngi doon wax naan ni compteur amul moom tontu na ne ni gisuñu rupture compteur bu fi am mais beneen bi mooy bu ñu xoolee ci xayma waxtu yi courant daan coupé ci ay jamono ak léegi ñu gis ni am na différence kon moom peut-être ci loolu la sukkandiku ne ni daal ni ok foog nga dellu si sa xalaat xam naa ne danga koo dog buñ ci ñëwaat ñu wax itam ci li nga xamante ni mooy Boubacar Seye mi nekk ci kaso bi dafa mel ni daal fausse nouvelle am boobee mu joxe mooy lañ ko tuumaal xam naa ni moom tàng na jip en tout cas bari na gars yoo xamante ni bi tey ñu ngi ci ginnaawam di yëkkati ay kàddu ngir ñu génne ko ci kaso bi Diary Sow itam génn na maa ngi woon ci yéenekaay bi di Le Témoin Le Soleil moom itam mu ngi wax ci njiit réew bu Sénégal ak wala li nga xam mooy projet public yi muy li ñu nam ma defar ci Sénégal ay construction école ak yeneen mu wax ci li nga xam ni moo di Sénégal ni mu ubbee ay buntam ci ñeel actionnaires yi Amadou Hott la def nataalam ci kanamu yéenekaay bi di Le Soleil actionnaires yi nga xamante ni bi xëy na au moins dinañu yegg ba ci 34%. donc moom ma ngay gën a yaatal nga fekk réew mi jàppandala ñi ci dugal seen koom Diary Sow itam pression la wala dafa figé wala lan la lu xew en tout cas yéenekaay bi samp na ci laaj nee na élève bi daal dinay dévoilé maanaam feeñ na ginnaaw bi mu réeree ñu koy seet fu nekk mujj naa feeñ moom Diary Sow yéenekaay bi di critique alors ñu ngi woon ci laas critique moom itam ci ndaw si la dellu siwaat nee na rëccuuma daanaka ci li nga xamante ni def naa ko ak itam ci dem gi mu dem moom amu ci benn rëcc boo xam ne def na ko bu ñu sukkandikoo ci waxtaan bi nga xam ne seq na ko ak Serigne Mbaye Thiam alors ñu wax itam ci li nga xam ni moo di programme migratoire ci Union européenne fii ci Sénégal ay milliards yoo xam ni dañu ko sànni rek ci ngelaw li donc ñu ngi bàyyi xel ci organisme boobee nga xamante ni benn ONG la bu dafa confirmer kàddu yi Boubacar Seye ngeen baal ma bu Horizon Sans Frontières ci diggante 2005 ba 2019 lu toll ci 200 milliards ci francs CFA dugal nañ ko fii ci Sénégal waaye kenn gisul fenn foo xam ne fa la feeñ moo tax Direct News dafa feelu enquête moom itam dellu si ci question boobee question boo xam ne dafay déranger quoi moom la Boubacar Seye yëkkati ni ay kàddoom muy arrestation Boubacar Seye bi nga xam ni bari na lool yoo xam ne waxuñu ko ci wàllu fond bi ñu dugal ci migration clandestine en tout cas am na benn organisme bu xam ne ay tubaab la ñoom itam dellu si nañu wax lu raw la Boubacar Seye waxoon kon gouvernement bu Sénégal yëf yi daa mel dafa tàng ci seen loxo lool donte woon ni bëgguñu ku ko laal. budget 2021 bi nga xam ni xayma nañu ko ci wàllu bu fekkee xool nañu ni organisation mondiale di doxee xaw naa takk waaye tous waa Afrique nekk te yow duñu ko joxe nekk te waa Afrique duñu joxe dara ci wàllu boobee loolu nag xaw na doy waar organisation mondiale de la santé ñun ñoo ko ëpp lu ñuy jëfandikoo africains yi waaye duñu koy daanaka suñu dërëm du ci dugg États-Unis daal ak Royaume-Uni ni ki itam Fondation Bill Gates ak itam waa Allemagne Japon commission européenne ak Rotary International ak ñeneen daal ñoo ci dugal seen loxo yeneen organisme waaye Afrique moom ñoo ëpp lu ñu ciy bénéficié wu te
dañ ko amul nag bañu ñu ko xëy na dañ ko amul. mais Birahim kii nu mu tudd ci les États-Unis génn woon ci organisation mondiale de la santé. waaw Joe Biden ci li mu ñëwee bokk na ci décret yu mu njëkk signé mooy dellu ci organisation mondiale de la santé. ndax Trump dafa accusé woon ci wàllu coronavirus bi xam nga gëmu ko woon début bi. moo taxoon mu génn te c'est l'un des premiers contributeurs financièrement ci OMS. non mais le paradoxe Biden bi mu ñëwee loolu la njëkk a def mooy. delluwaat téeméeri décret daanaka yu mu signé. bokk na ci dellu si waat. non mais am na aussi benn question de fond bu posé au OMS. ça veut dire que est-ce que aujourd'hui on peut mettre en est-ce que état yi dañu war di contribuer au même titre que les entreprises privées parce que ñooñu dañuy am ay intérêt parce que boo xoolee les fondations comme Bill Gates est-ce que ñoom war nañu leen mën a accepter ñuy dugal seen xaalis au même titre que les états. étant entendu que état yi intérêt yi ñuy dàq bokkut ak fondation yi intérêt yi ñuy dàq. parce que entreprise privée mooy nourrir fondation. et kooku dafay am logique. tey jii boo gisee ñu bari affaire vaccin bi ñu commencé di ci am dingat Bill Gates donc question financement kii la donc il y a nécessairement des réformes qu'on doit faire au niveau du système des Nations Unies. de manière globale pour ne pas mélanger. les choses faire dans le mélange des genres. alors dañuy jeexale ak 24 heures donc mu ni Diary Sow génn na ca paxam ma mu nekkoon alors. génn na ca fan. ca paxam ma mu nekkoon pax tur mooy pax. te ginaar. loolu moom lii la 24 heures. waaw. waa ni jaay agence zoom ko. est-ce que doo ko zoom ubbi ko. defe naa nii la toll parce que man maa ngi bëggoon a lire lii ci kaw nii parce que 55 organisations réclament l'implication d'urgence de la CEDEAO mais li ci kaw nii mën ma koo gis. samay bët neexul. ma nga noonu Ibrahima kon moo am 24 pax bi la pax bi la. les locales pour ñu. ah waaw ok sauver local yi waaw. 55 organisations réclament l'implication d'urgence de la CEDEAO. waaw maa ngi ko bëggoon a kii yàlla waaw local yi day xam naa ni di ngeen ko commenté waale parce que local yi day ki nekk ci wàllu problème daal xam naa ne local yi am gënoonu ko dafa mel ni. wala mais bëgg bëre bañ bëre. ah bëgg bëre bañ bëre. foog nga bëre dina ama. dinañ bëre kay. foog nga bëre 2019. bëre woo ko 2020. Covid ñëw bëre woo ko 2021 Covid tey la gën a toog. léegi ñoo ngi toll ci am na réew yoo xam ne Covid gaa nga fa woon te terewul amal nañ seen i élection. waaw réew yooyu na mu waree. amaa na réew yooyu ak suñu bos. yooyu dara wuute leen nag. fii dafa am ay peut-être ay questions politiques yu ñuy réglé. ay nit la ñu bokkul làkk ñooñu làkkuñu wolof. déedéet kàllaamay gi la rek waaye élection la dana am. comme te ñoo ngi audité fichier ak ñoom seen. Mansour daaneel nga. waaw daaneel naa bii moo ci desoon. ok moom mujj mooy réew mi. bu ngeen ma ko permettre ma dem. ñu ngi lay jaajëfal. mais da ngay daal di desandi ak ñun rek face. du ma dem lekk si ah déet balaa ngay def balaa ngay dem lekk sa yaay kay toog rek commenté li nga fi wax léegi nii. kay toog rek. ci revue des titres yi. mënoo ñàkk. gars yi moo nañ ma bàyyi ma mënuñu ma bàyyi ma dem. Jóobeen bi faw moo ne boppam ci lekk. ma bàyyi ma dem. voilà au niveau de la régie si c'est bon tout de suite ñu daal di jàll ci des titres. important ba tey rek ñi desandi ci li nga xamante ni moo di nomination annoncée de délégué interministériel le premier ministre est mort vive le premier ministre. waaw ñu ngi koy wax sax dafa nekk ci jamono ji ñu nekk nii premier ministre amul mais ñu nekk ci benn situation boo xamee ni mën nañ ko jàppee crise sanitaire urgence sanitaire am président de la république am loo xamee ni daf ko bëgg mooy ñu baral liggéey bi ci fànn wu nekk. moo waral ci diggante ministère yi bu fekkee ni da doon am. luy takk parce que premier ministre moo doon taxaw di xool li nga xam ne moom mooy gouvernement bi ku ci nekk ministère yi lañ la dénk ak lañ la sas ndax yaa ngi koy doxal nu mu waree laata muy dellu ci président de la république ba ci conseil des ministres xamal ko ni liggéey bi ñu santoon ci nangam ak nangam ministère yeeg yëpp ku ci nekk def na ko waaye li indi ay délégué interministériel mooy mu mën a am benn rapport fluide bu gaaw diggante par exemple tey ministère de la santé ak ministère bi yore wàllu budget comme geeg yooyu nga xam ne du am fenn fu muy tagee bu ministère de la santé soxla ñu war a génne rapidement benn budget ci lu jëm ci xeex ci mbas mi mu am yoon bu muy jaar boo xamee ni dara du ko gàllankoor ba mu war a yéexal liggéey bi donc muy mel ni premier ministre ba ñu teggi na mu doon doxalee pour ministère yi seen diggante ratax mën a gaaw léegi day am ay délégués interministériels yoo xamee ni loolu mooy doon seen liggéey daanaka dañoo dindi habillé déshabillé pour xawma pour habiller gens lu ñu koy waxee xeet googu la. Hadj Mansour sa xalaat ci loolu faak ñoom sa commentaire. dafay wane ni yan bi diis na. loolu noonu dafay wane ni yan bi diis na te xëy na boo delloo gannaaw bu fekkee amoo woyof teg mën a nangu li juumoon nga
il faut nga defin boo xamante ni bi parce que bul fàtte ni loolu lu néew lu muy am la système bii ni doxalin bi ay délégué interministériel xëy na bu ñu génnee seen cahier de charge ñu xam lu ñu leen teg mais vraiment ci dégg-dégg ak ni yoonu Sénégal di doxee ak ci wàllu histoire politique bu Sénégal histoire institutionnelle bu Sénégal defe naa bariwul lu mu doon am wala bokk taskatu xibaar yi ràññeewuñu xeetu fonction yooyu ci ni Sénégal di doxee donc nag bu ñu demee ba gis seen utilité dafay wane ni kon xëy na dañu dindi woon lu mënta ñàkk wala yan bi dafa diis question bi nag mooy bu yan diisee nga yokkaat sa bopp ca yan ba li wolof di wax ku boot yotle woo doo ci yokki gàmb est-ce que délégué ministériel yooyu financièrement ci wàllu nekkin parce que ay fonctionnaires ay kilifa la ñuy doon est-ce que dañu leen di jëlee fenn indi leen est-ce que dañuy jël kenn ku nekkoon dara ñu yokkal la ci loolu mais financièrement dina am lu mu coûter suñu budget bu Sénégal prévoir woon nañu ko wala déet yooyu yëpp dañ ciy tenir compte est-ce que ñoom seen i ay fonctions lan mooy nekk seen i ay cabinet donc yooyu buñ ci tenir compte xool paramétrage yi est-ce que du diis loolu ci suñu budget donc ñu ngi yokk ay gamb ci li ñuy boot déjà kumba si ñuy boote jotul donc est-ce que bu yàggee duñu ko woowee tâtonnement loolu laa doon bëgg laaj sax Mame Mbaye loolu laa doon bëgg laaj si ndax est-ce que exactement gouvernement du Sénégal ndax nekkul ci tâtonnement parce que dindi nañ fi poste de premier ministre léegi ñu ngi fi wax ay délégué interministériel on se retrouve pas c'est une cacophonie si je peux le dire ainsi. tout à fait bon mën na bañ a nekk tâtonnement mais moo nekk kersa xam nga président Macky Sall bokk na ci trait de caractère am boo koy analyser nit koo xam ne bëggul pression bëggul ku koy fitne ku koy bousculer ba mu teggee poste premier ministre ñu bëri dañ ko ni doo dem premier ministre c'est indispensable léegi bu mu demee ba à l'épreuve il s'est rendu compte que gars yi ils ont raison mais xaw na am kersa pour indiwaat ko parce que peut-être que mi ngi xalaat ni su ko indiwaatee il va prêter le flanc gars yi nañ ko ni waaye yow cuune nga ko xamoon nga et cetera mais xam nga action publique gouverner loolu amul gàcce li amoon gàcce kaj mooy nga bañ a jéem mais yow jàpp nga ni à tel moment que war nga mën a yenn affaire bi war nga mën a changer structure bi nga changer ko mais boo demee ba xam ne kiiwul li gën mooy li ko Mansour waxee nga am hauteur revenir ci fondamentaux yi xam nga lu tax parce que soo bëggee ne gars yi li ñu wax dëgg la mais dinaa ko indi mais dinaa ko tuddee neneen wala dinaa ko defee neneen mais après moom mbóot mi même chose la da ngay mujj gi li soxna Yacine wax mooy am mooy tu te perds dans ton propre jeu parce que yow fii ñun li ñu xam mooy ministre est-ce que moom délégué interministériel du point de vue protocolaire est-ce que ils sont au-dessus du ministre ou au-dessous du ministre daa dafay deuxièmement aussi en termes de prise en charge xam nga tey ji boo ne ñaata ministère nañ am nga ne da ngay def délégué interministériel est-ce que benn délégué ça vaut pour 2 ou 3 ministres des coordonnées est-ce que moom 2 ministres lay coordonné ak bu ñuy coordonné yan ministre lay coordonné surtout que affaire yi dafa xaw a jaxasoo kii mën na nekk santé affaire am impliqué wu fële et cetera donc li gën mooy au lieu ñuy créer ay charges supplémentaires ñuy indi ay conflits de personnes ay problèmes ñu revenir vers les fondamentaux revenir vers les fondamentaux c'est restaurer surtout que moment bu ñuy wax ne dañuy réduire train de vie bu état bi ñëw si wax si loolu donc problème financièrement dafay daal di taxaw très bien ba pare te loolu vraiment ñu ngi koy message bu ñuy lancer président très rapidement kii la Mohamed mi ngi jéem a expliquer liggéeyu délégué yooyu mais ce sera très difficile parce que du coup doo xam sax différence bi en fait lan lay doon délégué yooyu ak ci rôle bi nga xam te ni premier ministre mi ngi ko doon def du coup li Mansour wax man loolu laa ànd peut-être le président Macky Sall xam na ne supprimer premier ministre nekk na lu jafe ci moom te it waru ko woon mën a def bëgg rectifier le tir xëy na bëgg samp leneen parce que encore une fois nu ñu ko waxee fii yan bi diis na donc du coup nit gi boo juumee nangul juumee parce que ak doxalin moom moo demee noonu ci réew mais loolu mooy grandeur
mi ngi noonu ba tey rek dañuy daal di desandi ci li nga xam ne moo di titre commenté yi ñu daal di dem directement rek si le témoin quotidien mi dellu si waat ci affaire maître Boubacar Seye bi moom nag li mu bind mooy tey ci suba mu di considéré comme une loi liberticide faut-il brûler la diffusion de fausses nouvelles Birahim très rapidement s'il te plaît. laaj la bu samp diffusion de fausses nouvelles parce que dafa am benn article boo xam ne mu ngi ci tënku ci lire code de procédure pénale su ma juumul 132 waaye diffusion de fausses nouvelles kañ la ñuy taxaw ne ni diffusion de fausses nouvelles am na ndax kii dafa am laaj bu mu samp ne ni nangami milliards la ñu fi dugaloon ci wàllug xeex migration nangami milliards yooyu fan lañ ko dugal. waaye mu njort ci loo xamee ni peut-être loolu la nguur gi wala régime bi jàpp ni. diffusion de fausses nouvelles la. coole nag mooy est-ce que am nga sañ-sañu laaj wala nga dut baaraamu tuuma ndax tontu bi warul doon ñu ubbi enquête ne ni lii nga ñu tuumaal nii la demee. demewul ni nga ko waxee. c'est ça la question. merci beaucoup Birahim Touré merci beaucoup Hadj Mansour merci Siré Sy di la remercier it Mohamed Diop à 7h57 dañuy daal di dem rek jëli suñu petite page de pub ñu